jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñooy seetaan tey plateforme yi ñuy waxee tey nag ñoo ngi woon fi nga xam ne moom mooy brigade de recherche li ñu fi indi woon di kaabu daw yaram boo xamante ne que kenn yéenewu ko sa morom di sunu ñaari confrère kenn ki di Medoune Diouf bu Mprod ak ki nga xam ne mooy Amadou Fall bu Senbez amoon benn contentieux ak Abdoulaye Diop Xaas ba tey ñu convoqué la woon leen fii jëklu leen bi yoon nag defe naa ne c'est la énième fois mooy masse SBT amoon na lu mel nii ak sëñ Xaas wolof dafa nag nettali xuloo la xëj ne dañ koy interpeller moom personnellement réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk Xaas citoyen la ñoom ñi fi nekk tamit aussi ay citoyen lañu yoo xamante ne que dañuy def seen liggéey guddi ak bëccëg mooy c'est de faire passer l'information à sa juste valeur donc ci liggéey boobu ñuy def nag xëj na ay nit lañu comme tout humain erreur mën na leen ci dal mën nañ ci juum comme aussi des fois mën nañ ci tooñ mais bu yenn yi amee am na nit ki xeetu kilifa booy doon sa grandeur xëj na mën na maye consensus mooy waxtaan mooy li ma waxoon barki dem suñu cas bi ak Gaston Mbengue mooy que Sénégal nañuy jiital consensus wala waxtaan parce que fii mooy dernière étape bi ay nit war a seq bu njëkk da nga daan nekk ci koñ jëlee nit balaa ñëw dem police ci chef de quartier bi la ñu njëkkee ñu waxtaan wut ay solution bu problème bi tëwee nag ñu soog a dem ci yoon en tout cas li am tey rafetlu wuñ ko sincèrement par loolu mooy dëgg même bu fekkee Xaas ñi fi nekk am na lente ak ñoom maslaa mais rafetlu wuñ ko parce que c'est la dernière des choses Medoune c'est un professionnel de l'information Amadou c'est un professionnel yàgg nañ ci li ñu def ak ñeneen ñu mel ni ñoom te bëgguñu dérive yooyu nekk loo xam ne dafay continuel mooy ñun la presse en ligne dañuy dem ba mujj gi dañuy xaw a weex donc wala xëy na dañuy neex a néewal doole wala dañuy neex a xañ wala dañuy neex a noot warul demee noonu te loolu lépp li tax ñu koy mën a xeex mooy que ni ñu def tey doon benn bi suñuy collègue nekkee ci problème ñu bàyyi suñuy itte ñu soutenir leen te incha allahu keneen comme ci mën a doon problème bu mu mën a amee nii la ñuy def en masse ñëw taxaw soutenir la loolu ça n'a rien à voir ak côté maslaha man am naa maslaha ak Xaas am naa ko ak keneen waaye nag wala dafa ni bu jëne bëgg a daxaat ku yëg daanu solidarité de corps tey moo ñu fi indi solidarité ak liberté de la presse mooy ay photo yu ñu dugal ci benn vidéo loolu warul jur convocation section de recherche donc nag Xaas ñu lay interpeller di la ñaan ci njëkk mooy que lu mel nii na mucc loolu sañ nañ la ko ñaan parce que nekkatoo n'importe qui ci réew mi lu mel nii mu mujj bu dee da nga jàpp ne que kenn ci sunu ñun tooñ nañ la nañu utiliser yeneen voie pacifique wala yeneen voie de médiation bu fekkee ni ki ko def moo fautif danañ wax ak moom ba raisonner ko parce que fii kenn du fi jaay kenn on se connaît bu dëgg jotee dañu koy waxante en tout cas daal li ñu mën a wax daal mooy plus jamais ça te ñu ngi koy bëgg a subir violence yi à travers la presse bari na gis nañ ko bu yàggul émédi yi fi amoon marche bi amoon toujours c'est la presse ñooy payer les pots cassés mais man li ma ci gën naqari tey je parle d'une manière générale pourquoi ñun Sénégal ñu néewal doole la presse en ligne pourquoi ñu jàpp ni que presse en ligne bi nekkuñu benn support médiatique bu sérieux parce que souvent bu ñuy wax dañ naan internet bi toile mais attends fii ñu fi nekk ay boromi xel lañu ay nit ñu jàng Amadou bi ba am da ko fayal ay millions mu jàng bitim réew mën la muy def yor ay plateforme mën ko nangam ak ñi fi ñii ñu ci bari di génne ci école de journalisme ak ñoom Yamou Sa ñoom Medoune Diouf am ay diplôme donc support bi ñor support bu sérieux la buñ jàpp ne que du télé du rajo li ñu yor moo gën a puissant télé moo gën a puissant rajo donc nañu jox suñu gëdd ñun tamit ñu def suñu liggéey correctement
mooy c'est de faire passer l'information à sa juste valeur, des infos justes et vraies ngeen baal ba jërëjëf. waaw lan lañ mën a jàpp fi mu ne nii ci seen cas ndax dinañ dikkaat wala wuyu nañ leen ba noppi lan lañ leen bàyyiloo xel daal par rapport ak situation bi. ñoom tey déglu nañ leen ñoom ñu ñëw wuy si comme ay kilifa ñëw fi heure bi avant l'heure accompagné de leurs avocats bi ñu ñëwee tamit aussi am nañu droit seen avocat mooy xëj na tontu seen place déglu nañ leen jël seen déposition bàyyi leen ñu dellu seen i kër mais man ci li ma jàpp gëm ko mooy gëmuma ni que dellu siwaat ak waxaat ak yooyu dana fi am man démb man personnellement jël naa suma téléphone waxtaan ak kaas ne ko comme le coup est déjà porté heure bi guddi na xëyal suba nga dem retirer sa plainte mu jeex su fekkee ni que da nga jàpp ni que dañ la tooñ ñun suñu biir danañu waxtaan ak suñu élément su fekkee ni que jàpp nga ni que ñun ñi fi nekk ñëpp on restera des partenaires mooy da ngay nekk ci métier moom da nga soxla visibilité ñi koy def ay support commercial lañ yor sëriñ bu fay dugg di wax da ngay fay te dafa am lu ñu war a préciser mooy que site web yi ñu jël sëriñ si seen yoon nekkul ci sëriñ si. Sen TV da koy def Touba TV da koy def Lamp Fall da koy def Walfadjri Lamp Fall donc kii wax sëriñ bi taxaw ne mën naa nangam ça n'engage que lui yow mii seetaan yaay xool ci ban niveau nga koy gëmee parce que ñun nekkuñu ci niveau wu xam est-ce que sëriñ bi aay na wala aayul mën na wala mënul jub na wala jubul mën nga taxaw ni jubul fekk mu jub mën nga taxaw ni aayul fekk mu aay donc yow mi koy seetaan ci yow ci niveau de responsabilité lay toll mais souvent dañuy pointer du doigt xeexu sëriñ si ñun sunu yoon ñëw ci faraluñu ab xaas faraluñu siise faraluñu kunkande faraluñu kenn ay support médiatique la ñu yor yoo xam ne commercial la kii dafa am ay nit yu muy fay kii yor ay nit yu muy fay ku fa ñëw dañ lay jël comme Sénégal bi yor kaaneen di ko jaay Sénégal bu yor xaalam di ko jaay. maanaam bu mën a comprendre tamit ñu rappeler que ni c'est des jeunes entrepreneurs yoo xam ne dañoo créer emploi am ay famille et tamit tey mënoon nañu woon tal leneen wala def leneen. non xam nga tey boo xam dama ne la presse en ligne bi li mu wàññi ci taux de chômage ci Sénégal est-ce que suñu autorité étatique yi conscient nañ ci loolu yaa Moussa dama wax ni que dama lay wax ni que ne la ñun kuréel yi ñu jiite pour ne pas citer le nom. suñu kuréel yooyu ñoo njëkk faillir à leur responsabilité. mooy kuréel yi jiite ay la presse en ligne ak les reporters nangam ñooñu ñaata association des reporters sportifs gis nga ci benn reporter sportif bu nekk ci benn site web amu ci parce que jàpp nañ ni que ñu fi nekk ay nit ñu gàtt xel lañu ñu fi nekk jànguñu xamuñu te alors que xam nañu baax li ñuy def. mën nañu bu baax li ñuy def tey ci site web boo dem tey Dakar Buzz gàtt am na 10 ou 12 14 15 éléments yu koy xëy. Dakar ak ci noonu. Sénégal noonu Impro Sen Buzz Wassare nangam ak nangam. donc ñun dañuy contribuer ci ñi nga xamante ne que ñooy yokk dëkk bi. yàlla jox ñu benn rôle principal mooy sensibiliser ak informer. donc bu ñu néewal doole ci suñu ministre de tutelle laa wax la mbir mi commencé ba ci suñuy syndicat ak ces soi-disant association tey kan nga fi gis ci ñoom kenn ci ñoom ñaata journaliste la ñu toj seen bopp ci émeutes yi ñaata journaliste la ñu damm seen loxo ñaata journaliste lañ fi brutalisé mais bu fekkee ni que ci télé la nekk coow li dina bari. waaw Dakar ak rek yàggul. waaw mais tey bu dee sur la presse en ligne. abana. du sax sëriñ si mooy ba ci star yi nga fiy dégg musicien célébrité yi souvent ci ñun la ñuy wati bunt bu ñu jaare bunt bu ñu siwee moo xam mbërum lamb moo xam waykat moo xam sëriñ moo xam jàngkat dañ lay woo sax di la saraxu mais buur tamit est-ce que jotul tamit quelque part ñu nit ñu am fulla ak fayda xam ni muy organiser et autre chose buur mën nañ doon saako waaye tamit am na yu ñuy rax ban message lañu war a am pour xam nga tant que maanaam matt bu doonee say du neex a dam
bi may alerter lu mel nii ak léegi ça fait des années barki Dembo Ndiaye promoteur mag tëgg na fi làmb génn ñu ci bi muy wax dafa ne presse en ligne bi du ñu dugg sama làmb waxaat ko te pourtant am na suñu biir ñoo xam ne ba liggéey ca làmb jotee dem nañ jëfe ko loolu daf ñuy fragiliser arrangé wuñu donc li ñu war a def daal mooy nañu ànd bokk ndey bokk baay xam ne man ci internet laay dund pël ci lay dund yaa Moussa ci lay dund Mbadou ci lay dund ci lañu dundal suñu njaboot. ñi fi nekk yëpp c'est des jeunes entrepreneurs ku si ne am nga nit yu nekk ci yow di liggéey di jëriñu si yow. ay nit yu diplômé ñoo fi nekk di liggéey. yow mi nekk si presse en ligne di liggéey considéré sa bopp comme yow journaliste bi nga xam ne mu ngi si presse écrite di liggéey. parce que internet nekkul dara lu dul la vie en numérique. adduna bi lañ jëlaat teg ko beneen côté boobu dina am boutique bi dina am kuy jaay dina am kuy jënd dina am presse dina am lépp. ñun ñoo gérer loolu parce que adduna bi jamono ji fa la toll. donc fu la gisee am ñoo ko wala am bu ñu demee ba Gaston tiim ñu naan presse site internet dugg sama lamb parce que la moo tax ñun amatuñ secret professionnel. ma wax leen ko pour parce que li métier boo gis dafa am secret professionnel. mooy que da ngay gis kenn sax ku ñëw ne non site internet yi dañuy gagné xaalis vue mais yéen ñi ñëpp kenn mënu fee wax ni yéen ci vue la leen fayee. patron ñooy démarré wu des fois di lijjanti di xool nu ñu def ba fay leen. mais bu ñu doon basé si ay vue rek clic wallaahi yéen ñi xanaa doo ko yóbbu mais secret professionnel boobu moo manqué suñu biir nag moo tax waral tout le temps que nit ñi dañuy teg bët moo dañuy yaakaar ni nit ñi non vu ñi am nañ ciy gagné mais ça se passe pas comme ça ñun entreprise comme ñëpp bu soxla commercial buy liggéey ay jeunes yoo xam ne dañoo diplômé di ci liggéey di jàpp donc ñun ñoo mën a fulaal suñu bopp man li ma mënul comprendre mooy ñun waratuñu xoole di dimbali nit ba mu toll benn niveau bi mu war a xëy benn jour retourné compte ñun ba pare di ko jaaree si ñeneen ñoo xam ne su ñu leen bokk parce que man mënu ma comprendre man diw di ma woo ne ma dañ lay convoqué nangam patron presse di ma woo naan ma bu ma soxla ngeen doxalee nii bu ma soxla ngeen doxalee bu ma soxla loolu c'est injuste parce que ñun ñëpp métier boo gis si àdduna ñi ko bokk ñooy ànd bu ñuy bàyyi ñu bàyyandoo bu ñuy jàpp ñu jàppandoo ñëpp ci noonu lañu àndee tey gendarme bi ma doon enquête nii boo laaloon classe am tey da lay rey yow ñëpp noonu lañu ànd ñun foo ñu am secret professionnel bu ñuy doxee di ko dundee ba pare am fulla suñu bopp ñun est-ce que jàppoo ne ci biir liggéey bi dafa am ñoo xam ne dañoo desee gëm seen bopp ndax lan ay 100 000 francs 50 000 francs te dama jàpp ne xaalis tey dafay jeex dignité ak honneur tey dama yaakaar nit loo ko jëndee jar na ko tey booy liggéey pël am problème nan nga war a comporté woo ci borom milliardaire te pël amul dara di liggéey rek ak pour man par exemple ñun li ñu def nii nit ki da koy xam d'abord xam li la war ak li la warul mooy métier boo gis nag corps de métier boo dem rek am na ci ñoo xam ne ni ñuy doxalee du yoon am nañ si ñuy doxal yoon loo xam ne neexu leen ñooñu mënoo leen see génnee parce que yàlla moo leen ci boole ñu bokk si donc pël ba may problème li war journaliste bi mooy dafa am ñaari partie accusé bi ak partie civile bi day ñëw déglu pël mu wax li lañ ma tooñee mu dem dégluwaat kële mu reporter juste à sa propre valeur mooy ne pël nee na lii ak lii yaa musu nee na lii ak lii ñu xam ne faraloo gauche faraloo droite léegi nag keneen ku fi jël sa position loolu noonu nature nit la pour man tey boo bu ñu la corrompre nag xaalis kooku yow la concerné parce que am na valeur yoo xam ne bu nekkul ci yow duñ xaar ba nga yëg si presse en ligne ñu la koy doog a dugalal ci yow loolu ñun la mais man je parle en parabole man li may wax nii cadre général la mooy li tënk métier man li may gën a insisté mooy secret professionnel moo wala am fii mooy presse en ligne bàyyi di tiim kilifa naan ko boo defee nii da ngay am vie boo defee nii da ngay am vie boo defee nii da ngay am xaalis ba te loolu c'est pas le cas ñi fi tijji ñëpp ay site internet dañuy tëj lii entreprise bu ñuy doxal boo xam ne dafay am journaliste am rédacteur en chef am ñi koy cautionné ñuy dawal même yow boo ko bëggee te mënoo ko doxal tam du dem non da nga koy xam mun ko defal mu war a dem lii ku mënul diriger TFM mënoo diriger site internet moo ciy dolli te mu concerné ñun ñëpp buur wax na ko ci unité gi ñu war a maanaam dund suñu biir am loo xam ne war na bañ a àgg fu mu warta àgg te lii rafetul li ñu bëgg a leeral mooy point bi nga laal c'est très important am na ñu rax di yàq métier bi tax na ñu bëri yëpp ni defe ne site yëpp a yem defe ne tey jii nii alors da ngay woote boobu boo ko neexalee dara rek moom mu gérer la sa élément bi xoolal insulte bu grave bi mais man fi may liggéey am na loo xam ne service commercial la concerné man je suis un journaliste sama traitement information soxla nga ma ciy fay xaalis bu ma demee sur le terrain pour jëm ko fay génn fayoo ma yow la neex la ne kat rafet na ma rembourser tey jii seen transport waaye du kenn ci ñun ñi ñàkk koo fay dem ci événement mu pare wala fay na wala jox ma lu ma war a yóbbu sama kër xaaruñu ko foofu noonu
Amadou li mu leeral dafa kenn ku ne ci ñun ñi jàpp naa ne xëy na tey jii bi ngay ubbi sa organe jaarale nga ko ci yoon bi ngay organiser sa organe am na moo ko tegee structuré ko ba nga xamante ni te dëppoo naag yoon autre chose nous allons vers tey jii nii la réorganisation du secteur parce que ku ne xam na ne tey jii nii nouveau code de la presse taxawal nañ ko ku ne xam na ne tey jii nii mënatul mel na mu meloon démb ñu bëri ngi naan sites yi bëri na Sénégal sax doo wax naan on a du mal tey jii nii à les canaliser parce que y a plus de 300 sites yi nga xamante ni tey jii nii contrôlé nañ des métiers mais biir ñun ñi fi teew tey ak ñeneen ñi fi ñun ñu bëri xamante nañ ña koy teg ci yoon ak ña ko tegul ci yoon ni ñuy interpellé fi mu ne nii suñu yenn mbokk naataango yi nga xamante ni am na jëf yi nga xamante ni ñu ngi koy jëf di saltal milieu bi te rafetul te solidarité ci bés yi lañ ko soxlaa solidarité ci situation yi lañ ko soxlaa nañu bàyyi di wax waxu gannaaw. tey on devait être plus nombreux. voilà buuram di wax naan tey on devait être plus nombreux te groupe yi ñuy constitué wala kuréel yi ñuy bokk nombre bi tey jii nii dafa considérable wute naag li nga xam te moom moo fi teew mais loolu yëpp sax c'est pas important ndax bu fi ñëpp teew tam du tax kenn dina wax ci turu ñëpp waaye li ñu mën a wax li ci gënoon am solo buur leeral na ko Amadou li mu ci dolli c'est très important dañuy ñaan ñi nga xamante ni mën ñuy teewlu rawatina ñi nga xamante ni c'est des collaborateurs ñun sëkkunu ak yéen liggéey gi nga xamante ni tey jii dañ leen di ñëwee ndax ku fi doon dara tey ci réew mi boo ci génnee média defe naa ne nag gàtt nga xel kon tey jii nii média dañ ko war a delloo njukkal ndax c'est pas pour rien dans un pays dañuy wax 4e pouvoir bi ñun on est conscient d'une chose certes war nañ def suñu liggéey mu waree war nañ ko teg ci yoon c'est pas parce que tey jii ne am nañ outil que tey mu neex def certes am na ñoo xam ne ñu ngi suñu biir medul xëy na la ñuy def tax na tey jii ñun ñëpp dañu ciy boole waale Omar parce que ñii yàq tax na léegi bu mu waxee rek ñu ne ñoom te demeewul noonu na ñuy settantal xam ñi cee teg lii yoon ak lu dul yoon léegi nag lii tamit dinañu doon leçon ñun bu ñu ci noppee dinañ gën a defarwaat gën a waxtaanaat suñu biir gën a xam ne kat jamono toll na foo xam ne du lu neex wax du lu neex wane parce que fi mu ne suñu image moo nekk en jeu ñii du ñuy def la ñuy def tey bu ñu xalaatoon ne du ñu ko def te pourtant kan ko defal barki démb mi ñoom ci ay mbégteem ndax àggale nañ ko foo xam ne tey yaakaaru kon waaye tey jekkuwul mu bëgg a faagaagal te lépp mënoon nañ ko waxtaanee kon mbirum kaso ak mbirum section de recherche ak mbirum yoon moom mooy dernier recours lépp loo gis waxtaan war na cee mën a jiitu pël di jaajëfal ñi ñu doon teewlu te xam ne daanaka intervention yi li ci gënoon am solo wax nañ ko ñun lañ ci doon leeral rek mooy appeler à beaucoup plus de responsabilité man lii di wax errare ul moom même ni ko latin di waxee ku dul juum amul waaye nag après bu lépp jàll mënu waxtaan ñu xool mënu koy organiser bu jeexee jeex na mais pas ñuy jéem a yóbbu yëf yi ci yoon mu àgg foo xam ne du ko jar kon ñu bàyyi buur li nga xam te ne moo tijjoon mu daal di tëj ñu tàggatoo ak yéen waaw tuuti dama ne woon sax duma ci wax ndax nag olof Ndiaye nee na mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ku ne xam na ne waa seen buzz muy am ak képp ku fa nekk muy Médoune Improd suñuy frère lañ suñuy xarit lañ mu métti métti nag ñoom ñu tooñ ak ñu ñàkk a tooñ ñun ñoom la ñuy àndal lenn rek la ñuy def nag ñaan njëkk ak ku munti doon te xam ne lépp Sénégal la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay àdduna amul solo parce que nit ki tey mënoo suñ la waxalee lu baax nga xoogali ko ree suba buñ la waxalee leneen ki ñuy waxal lu baax tey moom la ñuy waxal lu bon yow yaay am xalaat nga am esprit de dépassement weesu li nga xamante ne mooy li ci ginnaaw nga jéem a dabu li ci kanam te tamit dama bëgg ñu fonk ñi nga xamante ne ñooy waxkat yi ak ñi nga xamante ne ñooy cadre ñun ay nit lañ mënoon nañoo def leneen loo xamante ne tey nit def ñu ciy xeeb wala leneen da ngay dégg des fois sa nit naan salaire journaliste du dara alors ñooñu di wax loolu tey jii nii journaliste yi ñuy xeeb ñoo leen tane ndax tey lu mu gàtt gàtt nit yi am nañ salaire 300 000 ñii am nañ 400 ñii am nañ 500 kon bu ñu xeeb nit yi nit ki bul xam sa gént morom journaliste yi ay noble lañ dañoo riis bu weer dee seen loxo la ñuy tàll ñu leen koy fay ñu ciy fay seen i besoin nit da ngay gëm sa bopp bul nekk di gëm corrompu di jéem a lijjanti numéro tey ku yor di ko corrompu pour lan mu lay may ay sang nga koy waxal lu baax nit amoo lu dul sa mbokk nit amoo lu dul sa mbokk amoo lu dul sa nawle lu métti métti tet yi ñooy gisante lu métti métti ñun ñooy gisante à chaque fois ñoo bokk ndey ñoo bokk bu nangu kenn dugg suñu diggante comprendre nga wala di yàq diggante Wassare wala diggante Feeling Dakar wala diggante Dakar Buzz ñun ñëpp benn lañ ñooy gisante nit xaju suñu diggante loolu laa bëgg nit yi xam loolu tamit ñu respecté ñu xam ne ñun ay ndaanaan lañ ay noobul lañ suñuy liggéey dañ koo fonk respecté ko parce que nag nee nañ mag nag lu ko naan loo ndox bu tàng nag xam nga ne suukar saa tax tey jii nii suukar si bu nekkutoon suukar si duñ ko naan suñu liggéey bii xam nañ lañ ciy am ak lam ñuy njëriñ buñ ñu nañ leen respecté leen ñu ngeen bàyyi seen yi ngeen di def merci jëf di remercier ñëpp ñi bëggoon teew te teewuñu merewuñu kenn yàlla xam na ko xanaa rek di leen lancer un appel que bu lu mel ni amatee ñun presse en ligne bi waaw maanaam def say taxaw ñañ waral taxaw c'est très important tey tuuru Médoune Diouf la ak Amadou
soo peut-être que mën na doon buur wala Yaamur Saa wala keneen ak keneen donc nag ñu ngi tàllal loxo kuréel yëpp ñun ñii am na ci kuréel yi ñu bokk am na fi ñoom ñu ngi bokk ci ay kuréel waaye ci kuréel yi ñu mën a bokk fekk nangu woon ñu yilif avec responsabilité rek ñun on préfère bàyyi leen ak seeni kuréel ñun gisuñu ministre gisuñu député gisuñu président gisuñu dara ñii fii am na ci bëri ñoom sax mosuñu laal aide à la presse mosuñu ko mos te se débrouille di fay ay nit donc fi may tëjee sama kàddu rek mooy plus jamais ça plus jamais ça. jërëjëf.